dal leen ak jàmm mbaa yéen a nga ca projet de loi bu ñeel criminaliser mbirub góor jigéen ci mim réew jàpp leen ne faat nañ ko te juddoogul waral ba yéenikaay yu bari ni ki tey daal di koy xëyee le mandat naan ñu loi bu soxal homosexualité fii ci diwaanu Sénégal mbir mi daal dinay jur coow rawatina sa pencum ndaw réew ma ndax ñee nga xam te ne ñoom ñoo di député yi dañoo mujjee rejeté lu nu mel laas yéenikaay yi naan ñu majorité parlementaire bi ñoom ñoo def li nu mel ñeel projet de loi bi nu mel Moustapha Niasse ak ñoñom daal dinañ rejeté projet de loi bu ànd sàmm jikko yéenikaay bi di Les Échos naan ñu ànd sàmm jikko yooyee ñoom daal dinañuy maire ba photo Alioune Souaré ak kii di Mame Mactar Gueye daal di yuuxu ne li nu mel ab scandale ba noppi di dénoncer mbir mi ki nga xam te ni moom moo di Cheikh Bara Dolly moom kese ci fukki député yu teewoon ci bureau bi nu mel moom moo daal di défendre lii di texte bi Yahman Albis moom ni ki démb dafa dawoon ndax nangu wutoon a teew ci jotaay bi nu mel mu mel ni que ni kañ ñoom Abdoul Mbow Moustapha Niasse ak i seeni ñoom ñëpp dañoo lànk ba tëdd ci naaj bi ne projet de loi bi duñ ko wote ndax lii daal dinay am ci yoonu Sénégal ba nopp yéenikaay bi di enquête naan ñu jàpp leen ne bu doon projet de loi bi nga xamante ni moom moo ñeel mbirub criminalisation wu góor jigéen yi ab nen la cuuj bi ci biir nen bi lañ ko faatee xaaruñ sax mu daal di juddu ndax dañ kaa waaxu bureau assemblée nationale bi daal dina ñuy déclarer irrecevable proposition de loi bi nu mel ba noppi naan njiitu réew mi Macky Sall xam na li muy def te du nangu benn yoon ñuy daganal góor jigéen ci mim réew mu mel ni que ni kañ ñoom ñooñee di majorité bi ci biir yéenikaay bi di l'info daal dina ñuy dicté ci seen loi comme niñ koy amalee saay su nekk keneen koo xamante ni mi ngi dicté loi ci àdduna bi rawatina ci mim réew mi ngi ci biir yéenikaay bi di Vox Populi du lenn lu dul variant bi ñu duppee Omicron ndax jàppal lu toll si ñaari junne ak juróom-ñaari téeméeru cas lañ am ci benn weer mu mel ni que ni kañ coronavirus mi ngi dàbbaliwaat moomaat terrain wam ba noppi di imposer loi wam yéenikaay bi di l'Observateur naan ñu li nu mel kañ daal dina tax ba njiitu réew mi Macky Sall jamono ji dafa coincé te lu ko waral du lenn lu dul virus absence de mesure de restriction yi nga xam te ni daal dinañ koy nemmee ci mim réew a ñeel feebar bi di coronavirus daal dina yiim ñu bari ci mim réew waaye itamit boo mayul li nu mel dina jur ay njeexintal ci li nga xamante ni moom moo di koomu réew mi leneen loo xamante ni coronavirus bi mi ngi ciy jur ay njeexintal mooy wàllu sport bi rawatina football bi ci biir yéenikaay bi ba tey di l'Observateur mu ñuy xamal ne jamono ji Aliou Cissé naam sax su fekkee ne am na ñenn ñoo xamante ni ci staffam ak i joueuram dañoo des Ndakaaru loolee rek lu ko wund du lenn lu dul dañoo feebar te coronavirus moom moo fa jaar Aliou Cissé dina létt askanu Sénégal mbaa mu firi leen kub lañ ko laaj mbala mu fori new defari laxasaayam dem wuti feneen joueurs yi Sénégal yooyu ci biir yéenikaay bi di Vox Populi mu ñuy xamal ne ci lim bañ convoqué woon fukk ak juróom-ñeent rek ñoom ñoo teew ca Bafoussam ñeel Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal yéenikaay bi di Le Quotidien daal dinay xëy niki tey ci mbiru gerte gi ñeel taxe sur exploitation de l'arachide bi nga xamante ne njiitu réew mi daal dina koy yëkkati moom moomee gannaaw ba nga xamante ni daal dinañuy nemmee ko ab ay jafe-jafe ci campagne de commercialisation de l'arachide njiitu réew mi Macky Sall taxaw na temb ngir renoncer lu toll ci 9 milliards ci suñuy koppar ngir encourager secteur bi nu mel keneen ku xàlli yoonam jël secteur am mi ngi ci biir yéenikaay bi di Libération mu ñuy xamal ne ab gone goo xamante ni ay atam mi ngi toll ci fukk ak juróom dañ kaa enlevé woon moom moomee ci weeru octobre lañ ko enlevé mujjee kaa transformé ab esclave sexuel maanaam ci gàttal gone gi di wuyoo ci turu M Ba ci jouru rentrée des classes lañ ko daal di enlevé yóbbu ko ci këru Awa Ndiaye moomee jamono ji nga xamante ni gone gi mi ngi liggéey tâche ménagère yépp ci biir këram maanaam mbindaan fóot raxas ba ci bale ñii di ay doomam ku ci mel ni Moustapha Diouf Abdou Salam Diouf ñoom ñooñee dañ ko daan tëddee gone gi ci biir yéenikaay bi mu ñuy xamal ne doomu Awa Baye lu nekk lañ ko daan def saay su nekk su leen neexee rek ñu jóg di ko seet ba yaramam dootul mën dara wante gone gi mi ngi xam ne seen yaay di Awa Ndiaye du ci wax dërëm maanaam ci gàttal patt lay def magu gone gi di M Ba ci biir yéenikaay bi naan rakam ji kañ dañ ko transformé woon en esclave maanaam jaam lañ ko defoon ci kër gi nu mel moom moomee di borom kër ga di Awa Ndiaye mi nga xamante ni moom moo foloon gone gi lu mu xamle ba mu jàkkaarloo ko ñi di enquêteurs yi du lenn lu dul dafa yërëmoon gone gi moo tax mu fat ko dugal ko ci biir këram ba noppi bëggoon kaa may kenn ci ay doomam yéenikaay bi di ñu xamal ne Awa Ndiaye ak ñaari doomam yooyee daal dinañ leen di déférer ngir association de malfaiteurs enlèvement détournement de mineurs viol ak mbiru pédophilie
Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey ji nag di jeudi le 6 janvier 2022 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellu si waat ci seen émission l'info autrement di leen fas yéene faram fàcceel les faits saillants de l'actualité nationale et internationale ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu sénégalais yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq di leen baal di ko ñaanal seen njaboot di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla buur bi mu may ñu atum jàmm musal ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw musal ñu ci seytaane saxal ñu ci lislaam jàppale suñu njaboot te saxal ci suñu njaboot ci lislaam ci siraatal mustaqim di nuyu sénégalais yi nekk Amérique fii yëpp di nuyu sénégalais yi nekk Europe ak Afrique ak fépp foo xamante ne sénégalais ma nga fa ñu ngi lay nuyu di la baalu àq tey ji nag ci li nga xamante ne moo gën a génn ci yéene kaay yi am na ci yu bari yoo xamante ne waxtaane woon nañu ko ba pare te amagul woon bokk na ci rejet bi nga xamante ne assemblée nationale rejeté na ko criminalisation de l'homosexualité au Sénégal waxoon nañ ci semaine bële passé ne duñu ko jël moo tax bertul kenn ndax xamoon nañu ne duñu ko jël xamoon nañu ne ni ñu koy masquer aussi ndax jël ko dafa am lu muy signifier foofu laay tàmbalee tey sama waxtaan ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo jëloon projet de loi boobu te duñu ay député nag même bu fekkee ne citoyen bi mën naa def loolu ñooñu duñu ay député ñu ne dafa am ñu leen yónni ay kilifa diine yu mag ñoo signé këyit yi ak seen waa kër am na lu ma ci waxoon dégg ngeen ko jarul répété waxoon nañu ci ne ñooñu comme que dañu leen a yónni léegi ñoom li ñu war a def te ñii nga xam ne ñoo rejeté loi boobu ne ay kilifa diine yi ngànk diine ji ñoo leen yónni ndax ñoo signé këyit bi te xam nañu ne kilifa diine yooyu lu leen mos a yitteel dañuy woo télé bi ak rajo bi wax ko ñoom dem nañu ba ñoom seen wàllu bopp dañoo yore seeni groupe de communication yéen ñëpp gis ngeen ko bu ngeen demee ci YouTube bi daanaka këru diine yëpp non seulement am nañu ay site internet waaye am nañu groupe de communication yi réseaux sociaux yi yëpp am nañu ko ndax des fois am na ay vidéo yoo xam ne dina génn te presse bi du ci jot am na ay waxtaan yoo xam ne danañ ko fa def te presse bi du ci jot donc loolu nga xamante ne yitteel na leen ba ñu woo seen groupe de communication waxtaane ko fa mu yegg ci ñoom ñi ñuy jiite defe naa bu leen dëggantaan yaay mbirum góor jigéen yitteelee vraiment ñu bëgg ko criminaliser ni ñu ko waxee ne ñoom ñoo leen yónni waroon nañoo woote def pression comme ni ñuy wootee bu seen waa kër diine ayee donc ñoom affaire bi jarul nekk ci télé yi di xuloo jarul nekk ci télé yi di xaste ndax leer na leen ne mbir mii nii ñuy ji ñenn ñi ñuy xas sax naan leen ay góor jigéen lañu nag boo waxee ñu ne la telle place ay góor jigéen a fa nekk ñi ay góor jigéen lañu bu leen yitteelee loolu noonu la ñu war a jaar yoon yooyu la ñu war a jaare te yoon yi xam nañu ko ndax bu ñu soxlaa xaalis xam na fi ñuy jaar ba am ko
bu ñu soxlaa population bi ñoo jàppale leen seeni tool yi xam na fu ñuy wax fu ñuy dem bu ñu bëggee ñu defal leen travail for free xam nañu fi ñuy jaar te yooyu mooy da leen a yitteel kon bii nii bu fekkee ne daf leen a yitteel yoon yooyu laa yaakaar ne moom la ñu war a jaar man foofu loolu laay xaar parce que tamit dëgg nekk ak ay nit di waxante dëgg da cee baax te dëgg yàlla moo ko moom ñun ñii ñëpp li ñu yitteel ñu ngi ciy yëngatu mais doo gis lu la yitteel nga mën koo faj ngay yónnee te mu leer na ne yow li ngay yónnee yow boo jugee ni nga koy defee mooy gën ni nga koy santaane xam nga santaane man nag lépp lu may waxtaane nag ci xam-xam laa koy jéem a teg de aw ma xam-xam nag wala ci jéem a dëgg laa koy teg mais xaw ma luy dëgg dama koy seet su ma ko gisee rek wàññeeku mais loo xamante ne di olof Njaay di wax de olof Jóob li muy wax mooy loo xamante ne boo ko santaanee ñu defeel la ko nu yées ni nga xamante ne yow noonu nga ko bëggee te yow nga mën koo defal sa bopp donc yow nga dem defal ko sa bopp moo gën en d'autres termes su fekkee ne man li ma bëgg su ma ko defee damay am 100% te su ma koy yónnee du ma am 100% pourquoi ma koy yónnee wala su fekkee ne man lii ma bëgg a def su ma ko defee man du ma am 100% 70% laay am te su ma ko santaane am 100% loolu santaane moo ko waral moo waral yenn woote yi bu ñu waree góob ay tool wala ñu war a tabax ay tali wala ñu war a tabax ay jàkka wala ñuy woote foo xam ne mbooloo moo fa war a teew bu boobaa da ngay gis ne dañuy woote te dañuy woo rajo yeeg télé yeeg groupe de communication yi daanaka une pression cachée lay doon mooy wane ne bu fekkee ni dëggantaan Njaay mbir mii yitteel na ku ne ku mu mënti doon ci réew mi dangaa war a jug wax ci wala nga woote pour ñu faj ko ñoom ñooñu jiite groupe boobu ne dañuy aar jikko yi yitteel na leen xëy na dañoo jug rek kay def benn mbooloo dem ci kilifa yooyu signaloo leen rek xëy na loolu la ñu def loolu laa jàpp waaye yaakaaruma koo xamante ne da nga nekk assemblée nationale di maye ceeb di maye diwliñ di joxe koppar di ko jox sëriñ si def naa donc di wax ne maa ngi ci seen disposition man taalibe la ci kër gi laa bokk ndax samay maam ci kër gi la ñu bokk ñu ne la sëriñ bi yónnee na nee na lii la bëgg nga ne da nga koy rejeter wala di indi sax ay explication naan lii defoon nañu ko ba noppi mu ngi ci biir code pénal wax na ko article tel wax na ko pourquoi ñu koy répéter amoon na fi ay code pénal waxoon na fi ci ay mbir yu jëm ci mbirum sàcc yi jëm ci mbirum rey nit mi jëm ci mbirum viol te deewul dañu ko xoolaat criminaliser ko yaa ngi dégg dama bëgg ngeen déglu de dañu ko xoolaat criminaliser ko parce que boo demee ba nga xamante ne benn jëf ju ñaaw day commencer nekk monnaie courante ñu bëgg a ragalloo sénégalais yi député yi sax dem na ba taxaw ne dañuy indi peine de mort ku rey nit ñu rey la te loolu waxoon naa fi ne buñ ko andi woon duñ ci rey benn nit bu rey nit xam nga luñ koy mujjee def ku contre président ba sonal ko ñu defal la peine de mort ñu fusiller la wala ñu jiiñ nit ne day def atteinte à la sûreté de l'État dugal fa ay armes rey ko yooyu lay mujj politiciens yi ñoo ci mujj rayante seeni ennemi comme ni ñuy utiliser tey loi bi di yàq ay casier judiciaire ay nit ba dootuñu mën a doon dara ci élection kon foofu la nar a mujjee donc moo tax dossier boobu ma bëggoon koo teel a tàmbalee rek parce que wax ju bëri ji jaru ko ay jiiñante góor jigéen yi jaru ko dañ leen a yónni woon rek dem leen def ko dem leen wax ko ñi leen yónnee ñu seet ndax ñoom dinañ def déclaration affaire bi foofu la toll dañu ne dañoo am pouvoir exécutif am pouvoir spirituel
waaw pouvoir temporel ak pouvoir spirituel léegi nag ñoom ñaar ñoo nekk ca kaw waaye ñoo bokk ñu ñuy exploiter ci sunu réew mi nag donc bu ñu demee bay tegante bopp kenn ki ne dañu maa yónni jarul xeex jarul xuloo dañu la yónni demal wax ña la yónni ñu seetaan léegi fan la ñuy mujje man noonu laa ko gisee am na ñu ma ci interpellé di ma teel a yónnee information yi ma ne leen da ngeen xamul ne affaire yi wax nañ ci ba noppi des fois da ngay nangu da ngay ubbi sa bët nag boo déggee benn affaire jàpp ko nga xool ni nu ko waxee da nga koy jàpp nga xool ndax dina ñëwaat wala déet bertul kenn nag ci sénégalais yi ñi comprendre pression bi tegu ci sunu gouvernement yi ñooñu bertu leen réew mi nag dafay am ay xam nga boo gisee Sarkozy doon ñu wax ne on n'est pas assez entré dans l'histoire ci répétition des mêmes erreurs yi ñuy nekkee la maanaam on ne solutionne pas un problème mais dañu koy indil maanaam dañu koy jàllal dañ ciy yëngatu mu jàll ñu tëj ko inondation bi mu ngi ci réew mi ba léegi man maa ngi defe ne woon ni ñu jógee ñu naan ay diw indi na ay pompe sapeur pompier yi indi na ay pompe ndekete Kër Massar ak environnement ba léegi nii ndox maa nga fa taaju am na ci école yoo xam ne ba léegi ñu ngi ci ndox yi vidéo yi ñoo ko wone moo tax presse bi defuñu seeni liggéey nga gis presse dafa am liggéey boo xam ne boo ko doy def boo ŋànkee tant que amul solution doo yàbbi da ngay téye rek parce que da nga waat ne tu vas informer vrai kuy informer vrai day indi li xew ci réew mi ba bu fekkee ne yow benn nouvelle boo indi li nga ci jubluwoo mooy nit ñi xam ko tant que loolu paasewul fajuñu ko waruloo bàyyi da nga war di ko indi périodiquement mais population bi ñooy jël léegi di rappeler nit ñi ne lii fi xewoon ba tax président bi jóg dugg ci ay sol ay dàllu plastique dugg ci ndox mi dugg ci ay barque ànd ak chefu sapeur pompier yeeg ministère de l'intérieur ñuy yagar ci biir dëkk ndox mi waaw di joxoñ à gauche à droite xam nga seen geste yooyu ñuy def rek di taxaw ci ay bâtiment di xool ndox bi fu mu toll affaire bi mel ni fleuve nga defe ne pompe yu ñu doon génn ci télé bi yëpp ndox mi la ñuy dindi mais ndox mi mënuñu ko fa dindi bu amulee canalisation ndox yi mënuñu ko fa jëli ndox da nga koy créer yoon mu dem parce que suuf si bu naanee ba noppi la fa des da koy téye yow yaa koy distribuer gis ngeen ci jamono jooju andil nañ leen fi Amadou Sy Diop mu leen di expliquer benn plan boo xam de canalisation boo xam ne bu ñu ko defoon Dakar affaire ndox yi yëpp day jàll ndax ni ñu ko waxee woon ñun dëkk yi ñu dëkk yëpp ay place ndox la mais ndox suuf li mu mën a jël lay jël canalisation moom mooy évacuer ndox mu dem ca palaasam wala foo xam ne fa lañ koy dajale waa Kër Massar nag ñoom ba léegi ñu ngi ci ndox mi traversé nañu période yooyu ba tey yooyaa nga fa parce que yoo fu muy amee ndox buy dajaloo amatul période yoo kañ la moom ci ndox lay dund te bu tawee comme que ndox mi day des ci la moo tax muy doon période yoo mais période yoo amul am na ñoo xamante ne ñu ngi dëkk fii ci Amérique du ñu mës a gis yoo bu ndox taawee rek la ñuy gis yoo parce que yàlla nag mooy bind yàlla dafa am ay moo tax bu ñu la waxee ne bis dina ñëw nit ñëpp jeex war nga koo gëm bi ñu demee ba nit ñëpp jeex it yàlla génne ña ay yeneen nit war nga koo gëm ndax am na ay espèces yoo xamante ne ça dépend ci environnement bi lu mu am ci la loolu di xew waaw ci la loolu di xew xam nga dem nañu fi ba benn documentaire bu ma doon seetaan ñuy wax ñu fekk benn nit boo xamante ne dafa faatu te kenn xamul woon lan moo ko faat dañoo toog ay semaine gisuñu ko waaye ba ñu ubbee buntu këram buntu néegam ñu fekk mu fees dell ak ay weñ ndekete sax yi nga xamante ne mooy génn ci yaramu nit bu deewee bu tëjoo
sax yooyu dañuy mujj dem ba transformer mu nekk ay weñ. yàlla mooy génne dee ci dund génne dund ci dee te loolu alxuraan da ko wax. mënuloo gis fenn foo xam ne weñ daf fay jaar ndekete weñ ci transformation ay déchets ba mu am ay sax yooyu mën naa jaar nekk weñ. du ay weñ rek du weñ mooy jur weñ de du ay weñ mooy jur weñ. weñ mën na jur weñ waaye weñ fa muy jóge loolu beneen xalaat la. dafa mel ni nen ak ginaar rek ñu koy laajte ay ata ngi nii fan la nen di jóge nen ak ginaar kan moo jiitu sa morom kon kay nañu laajte nit ak nit kan moo jiitu sa morom. noonu la yàlla di génnee dund ci dee ci lu amul mu créé ko donc yi nga gis ñëpp mu nekk ay yoo nit ñi di jaxase sax ay siburu bi ak corona bari na ku siburu ñu jiiñ ko corona ndax ñun suñu feebar siburu la li muy rey corona du ko rey te teewul ba tey gouvernement bi jugu ci. léegi nag mbirum inondation yi il faut ñu jug ci ndeysaan dimbali nit ñi ñu xam ne jeexul maanaam xeex la parce que nit boo demee ba xam lan mooy sa feebar da nga ciy taxaw ñu faj ko grand da ngay taxaw ñu faj ko. mais nekk ci télé bi bu ñu génnee def sol seeni ay tenue di ngandalu bu affaire bi jàllee ñu presse bi nga xam ne ñooy jot seen aide de la presse tëj seeni bët tëj seeni caméra ak seeni micro ñu bàyyi sénégalais yi ne lii passé na maanaam dafa mel ni ay sujet saisonnier quoi du n'importe quoi ci réew mi fu mu toll nii. léegi nag ay affaire corona la ñuy wax ku siburu ñu ne la corona mel ni ñun léegi siburu amatul quoi corona rek moo am. maa ngi leen dégg bu chaque jour bu ñu xëyee naan ay 500 nangami comme tey bi ñu xëyee nee nañ ay 500 cas positifs entre le 29 ak le 5 muy démb le 29 ba le 5 boo ko xoolee 6 jours une semaine mercredi ba mercredi bi dellu si ñu ne la am nañu 2300 cas de kii fa mais man dégguma fenn fu ñu waxee affaire sibiru te amuñu ay statistiques yu baax pour mën a xam feebar yi ñaata la ñuy rey ci nit ñi xamuñu ko parce que amuñu temps pour def ay autopsie wala lijjanti lan mooy rey sénégalais yi fu mu toll ni benn nit bu introduire Sénégal di rey dana rey ba doyal te kenn du xam lan moo ñuy rey buñ ñu dugaloon virus ni waa Afrique du Sud waxee ne dañ fa doon dugal ay virus sida ci nit ñi di leen ko piqûre di leen infecté un ennemi bu duggoon Sénégal di éliminer day rey ba doyal mais service médicaux yi du ñu xam nit ku dee lan moo la rey du ñu ko xam jàmbat bopp buy metti lañ lay wax finalité moom lañ lay wax bopp bee doon metti moom de xol bi la doon jàmbat moom de biir bi la doon jàmbat moom de ndigg li la jékki-jékki rek mu am ay crampe wala yaram bi yëpp am ay crampe te yooyu yëpp am na ay garab yu koy def waaw moo tax sunu réew mi dafa doy waar léegi nag ñu ngi focus ci mbirum football bi ak corona bi mu liyeel moo tax fu mu toll nii ñëpp a ngi ciy wax li leen gën a intéressé ci mbir mi mooy joueurs yi nañu wër rek ndax dañoo teg pression ci kaw entraîneur bi nee nañ ko da ngay gagné wala nga abal ñu maa ngi dégg sax El Hadj Diouf ak Kalilou Fadiga di wax naan gain bi bu gagné wulee dañ ko war a dàq ay wax yu ñaaw nit kuy dem di liggéey nga naan di kii nga naan ko boo ko deful dañ lay dàq te Coupe d'Afrique bi wax naa ko démb lii déterminer mbir mi du gën a aay fu mu toll nii kat moo gën a wér am ay éléments waaw am na 9 lions yoo xamante ne dañoo am corona nee nañu testé positif sax la ñu wax testé positif amuñu corona dañoo infecté ñu téye leen fi te bokk na ci seen capitaine bi léegi nag bu ñu demee foofu ak effectif bi matul dégg nga ku ci nekk di gis nga ñi ngay gis ñëpp ñuy wax ay naan ñoo El Hadj Diouf ak Fadiga yi poste bi rek la ñu bëgg comme que saawaay seen ancien capitaine bi mooy entraîneur fu mu toll ni ñoom dañoo defe ne comme que mënoon nañu football ñoom ñoo ko war a jël xam nga li sportif yi di def erreur mooy mënoon naa football rek comme mën naa entraîner déedéet du dëgg de mënoon ngaa mën a football parce que da nga amoon un bon entraîneur cela ne fera pas de toi un bon entraîneur mën a football ak entraîner dafa mel ni mën a jàng ak jàngale dafa laaj pédagogie du ñëpp ñoo mën a jàngale man mënuma jàngale
parce que su ma jàppee sama biir xel ne li ma lay wax yomb na su ma la ko waxee nga dem fàtte ko boo moytul rek ma lay dóor rek di dóor mbék rek comme ni ko sunu maître yi daan defee nga xam ne amuñu dara ci pédagogie dañ daan tiital nit ñi rek di dóor di parkat di tiital xale yi ba bu ñu xamee réponse bi duñu ko mën a tontu di tiitalaate rek ñaar yii monsieur Cissé ak a soxor monsieur Ndiaye yii mën a dóore man amoon na sunu koñ ay benn monsieur boo xamante ne gaañu na sax moo tax xale yi dañ leen di ñaanal rek maître bu mënoon dóore gudd fan bariwul maître bu mën a dóore gudd fan a bariwul seet leen ko gars yi daan dóore yëpp dee nañu xale yi dañ leen julli di leen ñaanal ñu dee ndax xale xamul dara alalu yàlla la boo ko dee tiital traumatiser ko lenn rek lay xalaat ñaanal la nga dee yàlla nangu ko parce que amul bàkkaar dañ di jëm jàngi pédagogie mais ay tuxkatu cigarette ay tuxkatu boon ay ancien naankatu sàngara nga xam ne bu ñu émotionnel rek tàng saayn rek kuma li ñu njëkk a xalaat mooy dóor xale bu amul dara nga yër sa yat di dóor ba mu dee wala di dóor ba gaañ ko parce que amuloo pédagogie léegi nag ñii ñooy la ñuy def ci sport ya boo demee athlétisme moo fa xew man ancien athlète la boo demee athlétisme moo fa xew fu mu toll nii anciens internationaux yi ñu ngi taxaw naan waaw président fédération bi xamul dara kooku mosul def athlétisme mënul daw mosul daw donc pourquoi mu ñuy jiite ñoom seen entraîneurs yi dañoo mënoon daw ñoom ñoo dàqoon daw seen entraîneurs yi man sama performance moo gën a baax sama ancien entraîneur ah dafa tax ma ne xamul dara nit lu mu passionné nekk ci di jàppale xale yi day dem ba am technique bi am patience bi te technicité ak patience moom mooy créer nga am pédagogie patience waaw bañ a yàkkamti xam di xool am tamit lay critique mais parce que man góose laa woon maa fi dàq football rek damay fexe ba waa ji ñu dàq ko ma jël place am Bruno Metsu fan la tojoon yàlla na ko yàlla yërëm pourtant moo leen gën a jox performance bi ngeen gën a am façon entraîneur bu nekk xam ngeen ko amoon ngeen ko Sénégal koo xam ne tojul fenn moo leen yóbbu fu ngeen yegg Aliou Cissé mi fu mu toj bariwul ñi fi mos a doon entraîneur yëpp li mu am Jules Bocandé amu ko yàlla na ko yàlla yërëm ay ñoom Lamine Dieng yi fan la ñu toj ah ana Omar Gueye Sène kan la entraîné ana Baba Touré yàlla na ko yàlla xare àjjana fan la toj ana Séga Sakho fan la ñu entraîné toj ko donc yéen tamit mënu leen ñëw rek parce que yéen a nekkoon benn génération bu dem fenn rek ngeen defe ne par force da ngeen a war a entraîné te bu ñu xoolee ni ñuy seen sortie yi ni def ci presse bi moo lay wan ne amuñu pédagogie seen siwaay la ñu bëgg a demee nañu bàyyi gain bi mu liggéey yóbbu na leen final coupe d'Afrique 2002 ngeen ko mujjee am te tubaab moo leen ko joxoon li mu am ci performance amul benn entraîneur local sénégalais bu ko mos a am ci histoire Sénégal ci football amul man nag du ma football kat du sama passion waaye lii ma ci wax nii kenn du ko ci weddi benn final ngeen joué woon te tubaab leen ko indi ngeen fii le roi dara la leen andilul ngeen andi fi beneen tubaab dara la leen fi ngeen andi fi beneen ancien entraîneur France dara la leen andiwul lii mu leen andil fii mosu leen koo am léegi nag ñu ngi dóor seen i kii di dem ci seen i presse yi leen fan moo tax da ngeen di war a bàyyi fan nit ñi bu leen di fan dee leen saxu ci dëgg di wax nit ñi dëgg ñoom ñëpp ñu ngi def seen i kii quoi ne soyez pas surpris si demain Fadiga ak El Hadj Diouf ñëw leen ne leen man damaa bëgg nekk entraîneur bu leen kii parce que bu ñu mënulee doon président fédération rek parce que loolu la ñuy njëkk a cek nag loolu la ñuy njëkk a wut bu ñu ko amulee rek ci entraîneur bi la ñuy daanoo man ñi ma fi gis ñëpp ñu mujj ci entraîneur loolu lañ doon jéem a lijjanti président fédération nag dafa laaj jàng ay ancien professeur éducation physique ñoo xam ne dañoo def ay bac+7 yor technicité sport xam lan mooy sport ñooñu lañ koy jox amul maa fi dàqoon football wala maa fi dàq daw wala maa fi dàq volleyball wala basket jox leen ma président fédération du benn weddi ngeen laaj Michel Platini bu ngi noonu lu ne jiiñ nañ ko ñaan moo fi dàqoon football
dañu ko jiiñ tey parce que leadership dafa laaj leadership ci terrain football bokkul ak leadership administratif bokkul ñu ngi wax rek nag léegi nag yàlla na leen yàlla may ndam dem nañu démb yàlla na leen yàlla may ndam fi ñu jëm mais liy déterminer mbirum Coupe d'Afrique bi daal saawaay wër ak am effectif bu mat ndax compétition du 11 nit kese ñoo koy jouer day am ay claquage day am ay gaañu dégg nga day am ay yoo xam ne du ñu nekk seeni jour tey dégg nga ñu war leen a remplacer léegi remplaçant yi dañu leen a soxla léegi nag Sénégal dafa am benn 72 heures de grève boo xamante ne waa ASP yi dañ ko fi def mooy tonton Makutu gouvernement bi bu Macky Sall yi xam nga ñoom ñu ngi leen maa ngi wax démb ne dañ leen a créé 2014 mais maa ngi dégg seen syndicat yi ñu créé ba décrété 72 heures de grève nee na 2013 lañ ko créé nee na ñu leen di defal ay deux ans renouvelable ba mu jeex léegi nee na fi mu toll ni verbalement rek lañ ko renouveler xamuñu sax ndax dinañ leen fay ndax 31 décembre la seen contrat jeex ñoom nag dañoo bëgg ñu letti leen wala ñu firi leen ndax 50 000 rek lañ leen di fay dañ koy fàttaliku 50 000 kuy liggéey ba weer bi dee nga koy fay 50 000 ak réew mi ni mu méttee kon kay waroon ngaa yokk sa ay agent de l'État xam nga moo tax ma leen di wax ne leen gouvernement bi mën naa recruter plus parce que 50 000 am na ay entreprise yuy fay 50 000 te li ñuy yore ci ay employés état bi yoru ko 50 000 du dara état bi war na ko mën caisse noire bi nañ ko génne rek gars yi mën nañ leen fay 50 000 de te li tax ñu leen di renouveler nii fu mu toll nii wax naa leen ko échéance 2024 yi moom moo indi ñu recruter 3000 gendarmes auxiliaires 3000 waxoon naa leen ko fii weer yële ñu génn presse bi mu ngi koy doog a génne waxuñu ci woon ay jamono léegi li tax mu génn ba presse bi di ci kii nii dafa am ay gendarmes yuy coow yu mer li ñu meree mooy naka la état bi di mën a ñëwee créer auxiliaire gendarmerie yore ci 3000 te armée bi biir gendarmerie yore ay auxiliaire de gendarme ñoom ñu recruter leen yokkaat ko ci nee na ñi nga xamante ne ñoo doon liggéey yépp ci service militaire yi fu mu toll dañoo dem ñu recruter leen dugal leen foofu ci biir léegi nag nee na te amul benn garantie benn gendarme moo ko doon wax de mu ne te amuñu benn garantie ne après dinañ leen jël def leen ay gendarme léegi nag bu fekkee ne jëluñu leen def leen ay gendarme utiliser nañ leen ba noppi parce que fu mu toll nii dañ leen di utiliser rek au cas où mois de mars 2021 reproduire ñu utiliser ñooñu mu doon les sénégalais contre les sénégalais parce que politicien loolu noonu rek lay xalaatee comme que peuple bi ñoo ñuy attaqué ñun minorité yi yor alalu réew mi ñun minorité yi positionné ak sunu njaboot nga xam ne bu ñu feebaree ñu mu jël alalu réew mi yóbbu leen bitim réew ñu faj leen évacuer leen ci benn hélicoptère médicalisé jëlee leen n'importe où dans ce pays indi leen Dakar avant ñu leen di évacuer en Europe frais boobu yëpp état bi yore ko loolu moo tax ñu yore seen caisse noire téye ko toog waaye nag bu ci peuple bi meree ba peuple bi jug song ñu utiliser le peuple contre le peuple loolu lay tekki moo tax ñu recruter ay auxiliaire police recruter ay auxiliaire gendarme te gendarmerie yor na ay auxiliaire te amul garantie imaginer ñu jël la ne la yow policier nga quoi auxiliaire policier nga waaye you gotta do good pour ñun ñu embaucher la nga liggéey bu baax mooy li ñu la wax ngay def yaa ñuy protéger créer suñu sécurité waaye boo defee loolu ci lañ lay nangoo def policier parce que Ablaye Wade loolu yëpp Ablaye Wade moo ko fi andi parce que fekkoon na fi ay ñu mu daan àndal biir PDS ñuy assurer sa sécurité ñu leen di woolee calon bleu bi ñu paree ñi ci ëpp ci ñoom jarbaatam ci la bokk dañ koo def police mu doon policier mu doon chef la mujj doon
moo tax Ablaye Wade ni mu yàqee réew mi dafa bari de am na nag lu bari lu mu liggéey waaye li mu teg ci mbirum xalaatu muusu politique ba mu créé yëfu saay-saay dañoo bari moo tax doomam yi ci yooyu rek la ñuy jaar dañoo dof ku namp meew boo gallee meew mu nëpp ngay gall meew mu nëpp moom ngay gall kenn du gis gallu xale naan da nga koy diwoo te pourtant meew lay nàmp moo tax li ñuy gall yëpp meew mu nëpp la moom la ñuy gall seen baay bu ko defoon ñoom it bu ñu ñëwee yooyu la ñuy créer dem jëli 3000 auxiliaires gendarmes alors que gendarmerie yor nañu seeni auxiliaires te ñoom c'est un corps militaire bokkul ak paramilitaire comme la police dafa am différence policier du dara ci kanamu gendarmerie nag ma xamal leen ko ah moo tax am na ay dëkk yoo xamante ne amul gendarmerie police rek la am ñun France la ñuy copier waaw police paramilitaire la ñii c'est des militaires ay ordre la ñuy dox dañoo discipliné bu ñu targeté dara xam nañu fi ñuy jaar ba mu daanu ñooñu ñëw jël ci ay nit train leen ñu doon ay militaire nga dem jële ji ay civil ay nit ñoo xam ne ay wannabe lañu lenn rek moo leen dugal ci doon ay affaire sécurité benn bi mooy xaalis benn bi mooy nuru lu policier roy du nuroog piir waay di nuru lu militaire am na ñoo xam ne foo leen fekk ay yëre tenue militaire la ñuy def dañuy dem def recrutement sax militaire yi dàq leen parce que matuñu borom yeel yu sew yeeg gaa yi nga xamante ne boo taalee cuuraay sax ñuy sëqat ñooñu militaire yi dañ leen a soxla léegi nag ñooñu ñooy mujj dem nag naan wala ku biir bi rëy rek ku biir bi rëy ah mu defe ne pataa la boo leen di yëngal 5 minutes ñu mel ni xale 5 minutes rek dawloo leen ko ñu mel ni gone biir bu rëy genou yu baax àndul ak moom boo nekkee xale rek ban ngay telli waaye benn am na âge yoo xam ne certain âge boo ko yoree buñ lay yëngalee 2 minutes nga jàpp sa genou yi waaw conditionnement physique moo jiitu ci mbirum jàpp forme du ay biir bu rëy ak ay ginnaaw gu rëy déedéet dënn yu ngand yi yëpp boo yëngatoo te amuloo condition physique bu baax amuloo njariñ amuloo ko léegi nag yooyu yëpp am na fi léegi nag ñi waa ASP yi nee na ñoom nañu leen signéel ndax 50 000 rek lañ leen di fay te liggéey bu bëri ñoom ñoo koy def door nañu nag 72 heures de grève moo tax questionnement bi ñuy laaj mooy mbirum création ASP yi c'était pourquoi loolu ñu bëgg a xam est-ce que loolu arrêté na agression bi ñuy rey sénégalais yi je ne crois pas ku ci mën a répondre ci ah est-ce que c'est pour la sécurité du gouvernement wala c'est pour la sécurité des populations questionnement la ah ñu liggéey loo nit di ko fay 50 000 alors que gars yi bu ñu demoon ay société sagam société de sécurité yi ngay gis ma defal leen publicité mais am na ci ñoo xam ne dañ doon bàyyi ay salaire u 100 000 150 000 dégg nga ñu ñëw léegi jël ay nit yóbbu leen ne kii police bi ñu ne 50 000 lañ leen di fay agent de l'état bu ñuy fay 50 000 xam nga yooyu tamit yëfu caaxaan la daal waaw gouvernement bi nañu liggéey waay dañu liggéey Mali nag CEDEAO dafa bañ waa Mali yi dañu wax ne ñoom nañu leen may ñu taxaw def benn gouvernement 5 ans def gouvernement de transition gars yi ne leen mukk parce que Mali fu mu toll nii si région bi yëpp gars yi ngi koy xoola même Sénégal am na boo demee am na ay officiers yu xool suñ leen bàyyee 5 ans gars yi dinañ daaneel yeneen gars yi de ñoom xam nañ ko sax moo tax ñu ne leen du fi amee président Guinée moom colonel Mamadou Doumbia moom faalewu leen moom mu ngi doxal li muy doxal Goïta mooy jéem a négocier pour ñu jox ko mu dóor benn 5 ans te gis nga nguur day naxaate quoi gars yi fi waxoon yëpp ne dañuy def 5 ans au lieu de 7 ans bi ñu ñemee mu neex duñ ko bàyyi doo ñemee mu neex njiite nguur dafa neex te xam nañu ne ñoom ñi koy jiite mënuñu ko dañu waroon créer noo xamante ne dañuy séparer pouvoir yi ku ci nekk am intention liggéey vraiment
def ci sa doole bañ a wut alal bañ a wut ay honneur buñ ko defoon Afrique yeewu na bu yàgg. léegi nag waa CEDEAO yi ñoom dañoo tiitan bëgguñu ñu ngi ñëpp a ngi xool Mali ñëpp a ngi xool Mali ak Guinée nan la waa CEDEAO di def ak ñoom naka la ñuy def ak ñoom de toute façon du ñu dem mukk def seen militaires yi ñu am duñ ko utiliser ci benn dëkk de ñoom loolu duñu ko def dañuy wax rek naan la ay sanction fii ñoom amuñu dara di sanctionner ku ñuy sanctionner ñoom amuñu dara bu ñu amoon dara seen kii bi day résister ci agression ak dictat bi ñu leen di def ñoom ci seen région yi France ñëw di créer ay guerre waa Russie ñëw dugg ci seen biir territoire américains yi ñëpp ñëw dugg ci sa biir yow ngay toog fii di wax ne da nga yore organisation CEDEAO mais li nga war a njëkk a def kay mooy ligne de défense boole leen seen militaires yi sécuriser dëkk ba rébellion du fa am mais yéen seen militaires yi ngeen di dajale yëpp c'est pour aller assurer la sécurité là où on vous le demande là où on vous la demande foofu ngeen di dem ne leen dem leen telle place am na ay guerre foofu ngeen di dem taxaw dajale seeni militaires yi ñu fay leen xaalis ngeen dem mais yéen bu fekkee affaire Afrique la du ngeen ko def faaw ay ONU ñëw dajale leen ne leen telle place dafa am nangam sangam te du ngeen xam ndax dëgg la wala du dëgg ngeen dem loolu ngeen di def mais du ngeen ñëw rek ñëw ne intérêt Afrique moo leen tax a jóg parce que mbirum Mali bi nii du affaire démocratie moo leen tax a jóg da ngeen a tiit dong da ngeen a tiit waaw loolu mooy dëgg nag loolooy dëgg ci bisum tay bii nii bis bu am solo la mooy 6 janvier 2022 bu ngeen ko seetloo en fait dafa tombeek ñaari anniversaire benn bi ñun la waa réew ma benn bi fii la ci Amérique bu waa réew ma mooy ci bis bi la ñu njëkk a jël def li nga xamante ne moom mooy couvre-feu bi ci lañ ko njëkk a wootee def naa 8h ba 6h du matin du noonu la woon militaires yi policiers yi nga xam ne sunu Sénégal policiers yi dóore rek la ñu mën dégg nañ nee nañ policier dóore la gën a mën ñu gaañ ci ñu bari toroxal ci ay nit ñu bari nga xam ne loolu rek la ñu yàkkamti de mel ni ay siiru te buñ leen woowoon pour assurer sécurité nit ñi duñ ko defee noonu ñuy koj nit ñi yor seen ay kii di dóor ñii ñu toj seen bopp yi ñii ñu toroxal leen taatu neen lu neen leen ko def nit ñi di daw ñi ñuy wàcc war a ñibbi amuñu oto bu ñu dajeek policiers yi ñu toroxal leen boobu ñu ngi ko njëkkoon jël le 6 janvier 2020 waaw astafurlah 2021 la woon ci lañ ko jël léegi nag dem ba mois de mars ñu yokkaat ko def ko 10 heures léegi yokk ko 10 heures noonu lañ ko defee woon tey mooy tey la ama ci bis bii la ñu ko jëloon te dafa nekkoon benn décision inopportune kenn soxlawu ko woon parce que fu mu toll nii boo xoolee corona bi tey la gën a lëmbe réew mi tey la ñu gën a bëri ay cas Omicron bi ñëw na ba wane ko waaye taxul est-ce que ñeme nañoo jëlaat beneen confinement ça veut dire que ni confinement bi ñu ngi ko jële woon ci dëkku réewu tubaab yi ci lañ koy jëlee parce que réewu tubaab bi ñoom lu ñu def rek ñun ñu copier ko est-ce que appliqué ci ñun wala déet seen yoon newu ci monsieur tubaab def na ko dañ koy def te fekk ñii dañu nekkoon ci danger bu doy waar moo tax ñu def ko ñoom bu ñuy tëj nañu tëj rek yow looy tëj yow joxloo nit ñi lu ñu lekk te ñii bu ñu tëjee dañoo joxe xaalis maa ngi leen di wax ne xaalis yi nu jox ñun xaalis yi nu jox ko sunuy doom bi ñu njëkkee ñëw ku ci nekk dañ laa jox $600 membre famille bu nekk ñu jox la ko demaat joxaale $1200 xale yi bu ci nekk ñu jox la $600 demaat ba mu nekk ñu yokkaat ko ba fu mu toll nii boo ko doon calculer xamatuñu sax nu mu toll ku ci nekk jox nañ la presque ay $3000 famille bu nekk kër gu nekk membre de la famille bi affaire bi amee léegi nii membre famille bu nekk li ñu la jox mat na $3000 Amérique loolu lañ def ba pare
taxe bi ñu laan dagg ci say doom ñu defal la taxe crédit weer bu nekk au lieu li ñu la dagg ñu delloo la ko delloo la ci $500 te ba tey ñu ngi koy def dañuy jàppale seeni nit ñi fi dëkk ñun nag defaluñu kenn dara ba pare tëj nit ñi seen kër yi nga xam ne benn kër day am ay 20 personnes 15 personnes ñu tëj leen ci ay néeg te ci am na ci ñoo xam ne ci biti la ñu daan fanaan parce que xajuñu ci biir néeg yi ñoom ak seeni doom yi wala seen mag ñu jigéen ñi ñuy fanaan ci buntu kër yi après mënatuñu ko def man gëm naa ne nag li tax man ma wax ci mbir mi anniversaire bi mooy gëm naa ne pauvreté accentuée bi foofu la démarré loolu moo tax ma ciy wax waxuma man du ma yëkkati ay kàddu di ko wax rek pour noonu wala pour meubler émission bi lépp lu ma laaj lépp lu ma laal c'est parce que dama ci am jàngat am naa ci jàngat boo xam ne mën na am damay juum mën na am du ma juum mën na am nit mën na ko jël yokk ko jariñoo ko pauvreté accentuée bi boo demee fa la jóge ñu forcer nit ñi maire yi daan jaay fondek ay laax ak ay cere guddeeg ay cerek soow ak ay mbiskit ak ay meew ak yooyu yëpp mënatuñu koo lekk ñëpp feebar ragg am ay problème ndax li ñoon dilee sax di lijjanti lu ñuy lekk dem def yi ay bool def mënatuñ ko def quoi ñuy tëju ci kër yi rek te ñoom gouvernement bi boobu ñu ngi noos ñu ngi yore seen ay keesu lu ne di lekk rek ñoom ba ñu paree dañ cee jëlee pata sénégalais yi jóge ci ragg waaw waaye fii ci Amérique nag ci la saay-saay bu mag bi borom karaw gu nduróog golo fii lañ ko gañe woon heure bii daaw mu woo nit ñi naan leen dem leen assemblée ba bu leen ko nangu ay tojamaan lañu dañoo sàcc élection yi kenn gañewuma maa gañe waaw état sàngam dañoo tëjoon urne yi wala dañ ko buure ak ay vote yu baaxul dem leen gars yi dem rey ci juróomi nit moo tax Amérique dëkku controverse la ndax bi ñuy wax Black Lives Matter dafa amoon ay tubaab yu jug di foncer seeni oto ci kaw nit ñu ñuul ñii di xeex ak tubaab yi àndoon ak ñoom parce que Amérique am na ay tubaab yu baax am na ay humaniste waaye saay-saay si dañuy target ay poste yoo xam ne moom la ñuy utiliser xam nga réew moo gis dafa am lu koy doxal boo gisee Amérique ba léegi mu bëri ay saay-saay c'est parce que ñi nga xam ne ay nationaliste lañu dañuy target ay poste yooyu bokk na ci poste militaire yi loolu bokk na ci poste police yi loolu bokk na ci poste tribunaux yi loolu bokk na ci poste district attorney yi mooy ñi nga xamante ne ñooy procureur yi yooyu la ñuy target parce que yooyu boo ko amee ci réew daanaka réew mi ni nga bëgg doxee ni nga bëgg mu doxee lay doxee parce que yaay arrêté nit ñi yaay yàq casier judiciaire nit ñi yaay tànn ñan ngay prosécuter muy persécuter leen yaa koy tànn boo demee tribunaux juge yi nga xamante ne yow ak ñoom yéen a bokk li ngeen di liggéey ñu tëj ñooñu kaso parce que controverse bi mooy Amérique naka la mën a doonee dëkk buy xeex droit de l'homme te 6% te noir yi boo leen xoolee 12% lañu soo demee ci tribunaux yi cas yi gën a ëpp noir yi bu ñu ëppulalee tubaab yi ni prosécuté ñoom ñooy tolloo mais cas yi nga xam ne ñoom la ñuy gën a dismiss mooy ne kenn du leen prosécuté bàyyi nañ leen tubaab yi ñoo ëpp ci yi ni arrêté drop ko topp la ba mu neex la ñu bàyyi leen ci tubaab yi la ëppee yaa ngi dégg soo demee ci yenn kaso yi wala nga dem ci yenn prison d'état yi nit ñu ñuul ñi dañuy yegg ba jusqu'à 80% ci dëkk boo xam ne ay 12% lañu loolu daf lay wan man nag dama dem ba comprendre seeni système bi jàngoon naa ko nag mais xam nga des fois doo ko comprendre après ngay dem nag ba comprendre ko mais des fois boo demee ba comprendre ko c'est trop tard parce que nit ñi duñ ci sax bëgg a discuter nit ñi dañoo ragal ba duñ ci sax ŋaang moo tax ku mel ni Donald Trump bu ñëwee toog da ngay sous-estimer loolu
mais bu demee ba nga xam ne day woote nationalisme boo xamante ne dafa yegg ci jéggi dayo dem bay jiiñ sa ñi nga dendeel dëkk nga leen di wax ne ay agresseur lañu ay violeur lañu dañuy violer jigéen ay rapiste lañu mooy maanaam force sëy ay jigéen la ñuy def ay sàcc lañu ay raykatu nit lañu ay criminel lañu te ñooñu ñooy sa voisin immédiat te liggéey yi ëpp ci sa réew di dox muy service yi ñoom ñoo koy gérer ñoo lay daggal sa gazon ñoo lay raxasal sa kër ñoo lay raxasal sa oto fi ngay raxasee sa oto ñoo fa nekk hôtel yi ngay yore sax yow amoon na ñoo xamante ne ci la ñuy liggéey te illégalement la ñu ci doon liggéey ngay wax ne ñooñu ñëpp dañ leen a war a delloo damay tabax benn mur ñu gañe la nga yëkkati waa réew ma ñu dem ba rey ay nit ku ko defoon keneen ku dul tubaab ba tey yaa ngi ci kaso bi ñu lay jox ay garab damay ragal sax ñu yóbbu la ñu ray la waaye Amérique xoolal loolu yëpp da koo toléré moo lay wan ne code bi bu ñu demee ba élection yi ñëw kooku am 49% ki ko gagné am 49% ay pourcentage bu ndaw la ko rawee 49 ak 50 daanaka benn la loolu moo lay wan lan la lay jàngal parce que dañuy jàngat loolu lan la lay jàngal mooy benn américain bu ñaari américain yoo gis kenn ki bëggul nga nekk ci réew mi kenn ki nationaliste la bu bëggu la li Donald Trump wax yëpp ànd na ci moo tax mu am loolu waaye nag kooku mënu la ko wan yéen a bokk liggéeykaay waaye mënu la ko wan yéen a bokk dëkkandoo waaye mënu la ko wan loolu rek lay signifier de parce que bu ñëpp voté ñaar ñi ku ci nekk am 50% mooy ñaar ñoo gis rek kenn ki moom la àndal léegi ñooñu bu fekkee te ñooñu ñoom nee nañ ñoom moom dëkk bi nee na nit ñu ñuul ñu bokkuñu ci ñoom nee nañu mexicains yi bokkuñu ci hispanique yi bokkuñu ci bu réew mi bu demee ba toll foofu na nit ñi préparé xam ne ku ci nekk sa bis a ngi ñëw ah ku dëkk ci réew mi noonu nga ko war a gisee xam ne sa bis a ngi ñëw ñi nga xamante ne tamit seeni doomu réew dañuy dem ci dëkk yooyu bu ñu amoon fulla war nañu commencé wax leen ñoom yéen kat seen minorité yi ni ngeen leen def du yoona parce que loolu lañ doon wax waa Afrique du Sud te Sénégal bu ñu sonalee bu taalibe yi melee ni ñu nekk dañuy yónni seen ministre d'État mu ñëw na leen mais affaire taalibe yi li jënti leen ko waay bàyyi ma wax leen bu gën a garaaw affaire góor jigéen yi libéré leen ko waay bàyyi leen góor yi ñuy wëngalu waay ñu leen di juutal waay ngeen baal ma ci wax ji loolu lay tekki te ñoom ci seen biir réew ñu ngi yore ay nit ñoo xamante ne second class citizen la ñu daanaka ñoom la ñuy persécuter ci tribunaux yi ñoom la juge di condamné ñoom amuñu dëgg lu ñu mën a wax du ñu seet la vérité dañuy seet naka lañ leen di limiter ba ëllëg du ñu am doole bu ñu déstabiliser benn chef de famille déstabiliser nañu toute une famille bu ko defee ñoom ñuy gën a nekk à l'aise te anniversaire bi loolu lay tekki président réew mi nee na dina ci wax mais bu wax ci est-ce que dina am lu muy changer questionnement la loolu questionnement la léegi nag am na li nga xamante ne mooy benn impérialisme boo xamante ne waa Orange dañu ko doon jouer xam nga dama bokk ci ñi nga xamante ne bu ma sañoon réew mi yëpp day boycotter Orange parce que Orange ay traître lañu ndax ay at a ngi nii mbirum envoi d'argent ak recevoir de l'argent ñoom dañoo waxoon amul benn yoon bu ñu mën a jaar ngir wàññi affaire bi ndax ñoom rek ñoo fi nekkoon moo tax ñun suñu état yi yoruñu ay état yoruñu ko ndeysaan état yoo xamante ne sa alalu réew ay beneen compagnie étrangère moo ñëw dugal ko fa ba pare xoolal di la gérer sa xaalisu waa réew quoi am na ñoo xam ne yoruñu sax compte bancaire Orange ñëw moom mooy seen dencukaay xaalis te xam nga li gën a garaaw ci mbir mi mooy ñun dañu yore ay intellect yoo xam ne duñu sax xoolal seet lan mooy nécessité ñu jàngal ko population bi quoi alal bu ñu xamoon mbirum banking mooy yow da ngeen di dajale seen xaalis di ma ko dénk man
man bu ngeen ma ko dénkee est-ce que dinaa pauvre est-ce que dama koy denc si benn tiroir rek saa yi nu ma laajee ma jox leen ko wala yéen loolu ngeen defe ne banque yi loolu lay def banque day jël benn dërëm def ko 1000 francs benn dërëm mu jël benn 100 francs def ko 10 000 noonu la banque di liggéeyee su ngeen ma dénkee sama seen xaalis ma dem jënd yii dama koy investir yii ma jënd ci bu nga fu mu toll ni bu ma amoon ay sénégalais yu ma dénk ku ci nekk rek 1 million rek man mii mën naa ko def ay milliards waaw li nit ñi soxla laay dem rek teg ko fa bu ngeen dénkee seen xaalis banque bi orange mën na jënd sax ay bâtiment loué ko gars yi di ko fay par weer mu dajale xaalis bi saa yoo soxlaa ne ko damaa soxla mu yëkkati jox la de toute façon doo ko laaj xaalis bi yëpp mu jox la ko doo ko laaj léegi sénégalais yi amuloon banque yëpp ay Orange Money moo doon seen xaalis ñu jël ko rek bàyyi ko fa Orange Money di ci liggéey rek moo tax en un temps record dafa doon benn compagnie financière bu garaaw di leen jox téléphone te ni mu koy joxee waa France joxewu leen ko yéen France buy fay 30 € par weer illimité internet illimité woote bay woote Amérique for free yéen bu ngeen ko amee bu ñu leen joxee benn forfait ngeen jël bu ngeen jëlee tuuti ñu ne leen jeex na ngay woote kenn du la faale te sénégalais ni yow lañ lay jox Sénégal man waxtaan ca kuy liggéeyal ñoom mu may wan fraude yi ni mu demee waaye ñamul wax ca kaw ñu dàq ko kon lañ koy def di soo waxee ñu ne la jeex na loo ci mën te boo leen di woo de wax ak ñoom sa crédit mu ngi dem yow tu perds 2 fois léegi nag compagnie américaine bi ñuy wax Wave bi mu ñëwee ba créer concurrence bi léegi nag ñu commencé wàññi daanaka fu mu toll nii booy retiré doo fay dara booy envoyé ñu def ko 0,8 loolu moom la ñu tur moom la journaux yi bind fin d'une décennie de dictature de Orange léegi nag gars yi li ñu waroon jaare mooy rendi leen xateet sa ennemi bu nee la baal ma rek xam ne amatul doole da nga koy song c'est le moment d'attaquer maa ko wax c'est le moment d'attaquer ngeen dem ànd ak Wave société américaine bii nga xam ne moo leen koy yombal xam nga lii dañuy wan ne rek dañu war a changer même bu fekkee ne dañuy changer chef nañu changer waaw bu ñu France nekkoon suñu chef nañu changer chef bu américain yi nekkee suñu chef baax na américains yi bëri nañu ay saay-saay mais am na yi ñu sañ a def seeni réew la ñu koy defee duñ ko defee réewu jàmbur yërmande bi ñu am ci ñeneen ñi ñoom amuñu ko xoolal émigration kii émigré Amérique ak ki nekk clandestin États-Unis comparé leen rek da nga gis koo xamante ne dafa nekk France amul këyit di lambare di lijjanti 2000 € par mois doo ko gis làqatu kay lay def làqatu nit mën naa yore këyit France te du am 2000 €. nit nekk clandestin Amérique di lijjanti 3000 € par weer 3000 $. duñu benn seen niveau humaniste du benn ñun dañoo nekk fii di rëy làmmiñ rek di wax américains yi mais américains yi gën ci ñun de wallaay nekk esclave Amérique moo gën nekk dunguru tubaab France même bu fekkee ne exploitation bi benn la xam naa maa ngi créer paradoxe waaye le moindre mal rappelez-vous man loolu laa gëm le moindre mal man su fekkee ne li ma bëgg amuma ko damay seet bi gën a bi nga xamante ne moom moo tane ci yu bon yi waaw yi tane ci yu bon yi yàlla sax bi muy wax naan yi ay bàkkaar la dafa am ci benn boo xam ne dane du ma ko baale de man borom doole ji man mi mën a nekk fépp man mi contrôler lépp man mi créer asamaan ak suuf ci nangami fan man mi leen di provide su ngeen ma gëmulee sax maa ngi leen di dimbal ndax yërmande bi ma am ci yéen ni mu yaatoo yërmande yàlla bi ak a yaatu man mi nga xamante ne da ngeen di def lu bon ma koy nëbb bu ma leen weeroon kenn du leen tegati ci kaw man mi nga xam ne da ngeen di fen sax aras di yëngatu ma yërëm leen baal leen ngeen baalu ma baal leen yàlla sax dafa am yoo xam ne da ko teg moo tax le moindre mal da ngeen ci inspiré wu da ngeen toog di réfléchir le moindre mal dafa am solo ñu nekkee ak France nag mënuñoo doon dara français dafa foqale te amul yërmande bala mu lay yërmande rek mooy boo nekkee con ci kanamam di làkk français di jaxase mu ne kii de moom ak golo yi rek la tene xaaral ma yërëm ko parce que ñoom
boo seetloo animaux yi dañoo ñàkk ba amatuñu dara moo tax ñu yërëm animaux nag la ñu gën a yërëm que nit ku ñuul bu ngeen ko xamee da ngeen di yeewu ci ñooñu baaxuñu. américain nag lu mu gëm mooy business business lan laa mën a am ci lii nga am ma am bu ko defee doo doon sama ennemi doo ma gaañ nga am ma am même bu fekkee ne ñooy tolloo 50-50 nga am ma am rek man bu fekk ñoom américains yi seen esprit mooy su ma moomee lii $1000 laa ciy am te su ma ànd ak yow am $100,000 ma ànd ak yow loolu la demee di sama intérêt kooku sax neex naa jubal mais koo xam ne danaan la yow loo am ma jël ko nga ne ko waaye lekk ma waaye mu ne je m'en fous moo tax saaga yi nii saaga yëpp ci ñoom lañ ko jàngee ah je vous emmerde allez vous faire foutre yooyu yëpp ci français yi la ñu ko jàngee yooyu rek lañ lay wax parce que ñoom seen yoon newul ci loolu mais monsieur Touba maa ngi liggéey suba ba ngoon man 16 heures laay def ah ma ne sama yoon newu ci waay doo ma yokkalu ma la mos naa fee ñëw nekk Amérique yàgg fi lool man fàtte naa ni sax man kayitu Italie sax aw ma ko am naa jabar ba am presque ay 12 ans de mariage mosuma lijjanti loolu talu ma ko sax benn jour ma war a bëgg a dem vacances Europe rek ah kon que je suis au lieu ma dem ambassade Italie wala dara ma ñëw dem ambassade de France quoi parce que France laa doon dem man yëguma sax li xew ci réew mi ndekete Schengen am na man yëguma ko sax li ma lay wax ni nag ay boru 2010 la ah daanaka marié naa ba am fukki at ma ñëw jox leen sama këyit amaguma passeport américain jox leen sama këyit green card di wut visa pour dem France ñu fayeeku loo ma 100 xaw ma ñaata $, ma fay ko ñëw waaju na ma rejeté nañ ko te man maa ngi liggéey je travaille pour l'état de la Californie man liggéey naa juróom-ñaari at daanaka pour état Californie am salaire bu baax am sama kër am sama lépp macha allah ñu refusé ma ko mais ma ne mais lii naka la mën a nekkee sama xel ne ma demal ambassade du Italie ma dem foofu ñu laaj ma ay question ma répondre ñu ma yow da nga jabaru européenne waaw ñu ne ma yow soxla woo visa andi sa passeport ting may ma ba pare na ma yow da nga war a nekk citoyen sax ma ne leen non dëkkuma foofu ñu ne non indil ñu casier judiciaire billahi sama passeport italien fii la ma fekk fii ci dëkk bi ñu lijjanti yëpp français nag yëfu saay-saay la ñuy def parce que ay saay-saay la ñu baaxuñu ku jàpp seen sëriñ si yóbbu leen ay exil ray sunu maam yi kooku bu la waxee ne dinaa la dimbali di nga ko gëm su la waxee ne sa compatriote la di nga ko gëm doo ko gëm léegi nag Orange na gars yi dem di continuer di dem ci Wave boo soxlaa ku am Orange Money sax bu ko may xaalis affaire bi noonu la war a demee ku am Orange Money bu ko may dërëm bàyyi ko foofu foofu lañ ci war a toll bu ko defee ngeen dem ci société américaine yi nga xamante ne sauvé leen ñu leen ñoom ñoo leen sauvé dem leen foofu bu ko defee coow li jeex kenn du ñu waxati affaire yooyu léegi nag ñu bàyyi leen ak seen président yi ñu fi teg ñoom ñu commencé di dajale xaalis réew mi di leen ko jox waaye compagnie bu fi ñëw rek daaneel leen zappé c'est ça la réalité léegi nag CNG dafa validé daanu Modou Lo bi mais xam nga yooyu mën nañu commencé nag léegi di dem ci VAR affaire luttant parce que ñu koy seetaan télé yaa ngi fi nañu teg benn télé boo xamante ne bokk moom télé bi CNG moo ko moom comme ni ko football bi defee parce que nit day évoluer mais nit di daan ñu naan la daanuloo ngay sonalaat sa bopp fu mu toll nii bu ñu daanaloon Bombardier mu doon controverse créé leen VAR boo xam ne en direct ngeen di jël ay décision parce que arbitre yi dañ leen di xon wala du ñu bëgg làmb ji jeex wala ñu am ñu faral sax ci seen bopp du ñu gëm ne dañu daanu wala ñuy jouer ci li nga xam ne mooy créer enjeu parce que Balla Gaye daan Bombardier mooy gën a tàngal làmb ji yooyu yëpp day jouer ci mbir mi nañu créer ay VAR moo gën ñuy bàyyi ay presque 3 jours après ñuy ñëw naan parce que Balla Gaye daan ñàkk na rek ñu naan ay kii mais leer na ma ne bu Balla Gaye gagné woon duñu jël décision bii ñu jël duñ ko ñeme parce que duñu ay nit ñuy nangoo jël décision duñ ko def bàyyi ma yemale ko foofu
am na beneen bu ma bëggoon wax mais damay guddal rek mooy xale bu am 18 ans bi ñu enlevé def ko esclave sexuel te loolu kër yi mu am bari na ci réew mi parce que jigéen yombul ci réew mi quoi dañuy wax naan ay jigéen ñi dañoo yomb rek mais jigéen yombul jigéen a gën a jafe ci sunu Sénégal bi gën a jafe ku amulay xaalis doo am jigéen doo am accès ci jigéen waaw maire bi nag moom jàpp benn xale bu jigéen rek gars yi di ci entraînement doomam yi waaye bu doon doomam bu jigéen lañ jàpp di ci entraînement du ko def dafa mel ni sëriñ bi doon wax naan ay mën nañu takk jabar ci SMS bu ñu jàppoon doomam di ko takk ci SMS di ko tëddee bu ñu paree fase keneen ñëw takk faj boppam ba pare fase du ko nangu waaye comme que doomu jàmbur yi la bëgg ñu leen koy def mu ne mën nañoo takk sëy ci SMS wala ci réseaux sociaux yi wala mën nga takk jigéen ba pare boo paree après nga fase ko buñ ko doon def doomam wala rakkam bu jigéen du ko wax réew mi noonu la demee mooy maanaam ku dof rek ñu exploité la moo tax mbinum sëriñ si ngeen di wax da ngeen ci yeewu ndax sëriñ si dafa am sëriñ soo xamante ne sant bi la ñu leen tegee ci kaw tag ci biir amuñu dara ci mbirum yàlla amuñu xam-xam jànguñu seen sant la ñuy demee kër goo dem nag am na fa ak ñi nga xamee ne dañoo dem jàngi dem ci naar yi jàngi ba ñëw am xam-xam ñoom ñooy def rivalité ah comme ay Youssou Ndour Wally Seck Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm genre yooyu moo fa xew ah wujje bi foofu noonu la demee ah comme politiciens yi ni ñuy wujjee sëriñ si am yenn sant yi ak ñi jàng ji alxuraan nangoo doon taalibe jàng ba mën xam ay rivalité lañu ñun nag ñi gars yi am sant yi la ñuy dem ne ñoom ñoo ko yore ku ko yoroo rek ñu ne ah kii daa contre ñi sant nangam commencé la bombarder yóbbu la ci réseaux sociaux yi gars yi di la saaga te seen sëriñ boobu boo ko génnee wëndeel ko xamul fu fi penku féete boo ko génnee këram rek xamatul penku waaw te barke sëriñ diw rek la leen di ñaanalee ñii di leen ñaanee al alxuraan yii yëpp ay réflexion la xalaat leen ci Ahmadou Diop a ngi ci ligne bi Sidi Bouya ma jox la nga rapidement après ma jox suñu Ahmadou mu développe. waaw salaamaaleykum sëñ Jawar. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu di nuyu say auditeurs ak auditrices yëpp. ñu ngi lay fay nuyu sëñ Ahmadou Diop ñu nekk si ligne bi moom tamit. waaw kii da nga laal sujet yu bëri parce que affaire Sonatel beeg yooyu. oui. man loolu parce que man loolu lu ma si metti rek mooy que lu tax ñun bon mënuñu am suñu benn souveraineté boo xam ne dañuy am transfert d'argent parce que soo xoolee ay Western Union MoneyGram ay support kii yu bëri yoo xam ne Sénégalais yi ñoo koy use di enrichir loo ay dëkk te ñun mënuñu ko am quoi. tu vois parce que franchement da ngay xool même Wave intelligence bi mu def mooy que si taux d'échange bi la changé. tu vois xam nga gratuite moom amul xam nga ni ñu daan Wave doo fay mais c'est-à-dire fii su nekk 655 Wave day def 653 tu vois. donc soo xoolee si yenn envoi yi actuellement ni comme kii Orange nu ñu aligné ay quelques centimes mooy nekk seen différence su fekkee da ngay transférer certaines sommes yu bëri quoi. su fekkee somme yu ndaw yi quand même c'est plus intéressant que Wave que Orange Money quoi. donc mais man loolu réflexe bi rek mooy que ñun suñu dëkk ñoo war a mën a taxawal benn plateforme boo xam ne fa la ñuy def suñuy transfert parce que sénégalais moom mbir mi lu mu gën a yombee rek mu gën ko arrangé. surtout ku nekk bitim réew parce que xam nga Wave léegi avantage mooy même 10 000 francs da ngay envoyé 5 000 francs da ngay envoyé doo ko yëg. tu vois. te bu njëkk ba da nga doon am problème pour envoyer ni ci benn somme bi parce que li ngay fay. mooy ëpp sa des fois somme bi li ngay fay. wallaay somme bi ngay envoyé. wallaay donc du coup avec Wave léegi fu mu nekk nii. même 5 000 francs sax tu peux envoyer ça à quelqu'un. wallaay te doo ko sentir. tu vois. wallaay donc démocratisation boobu quand même vraiment ça a salué mais nag loolu nag njàngat la si ñun vraiment ñu am courage bu mat sëkk war a fexe ñun am suñu yëfu bopp. tu vois beneen affaire bi mooy que affaire ASP yi nga wax seen salaire yi man Ndiawar franchement parler man. salaire Sénégal daf ma jaaxal. comment nan la nit di mën a xalaatee di toog nga naan da ngay fay nit 50 000. c'est que man loolu moo njëkk a nekk souci. te ak niveau de vie tey Sénégal fi mu toll. tey Sénégal niveau de vie bi nekkatul nekk Dakar. wala nekk Kédougou wala nekk Fouta fépp la inflation bi nekk. wallaay des fois da ngay foog ni si àll bi la dund gën a cher sax que Dakar.
tu vois donc nag loolu pour man wax dëgg yàlla dañu war a xoolaat giri salarial Sénégal ñu ci imposer ku nekk kuy mën a di taxawal emploi ñu leen minimum tu vas payer 100 000 francs emploi soo ko mënul doo créer emploi parce que tamit nag loolu mooy dëgg parce que 50 000 francs nit mënul si def dara déjà téléphone bi ngay yor pour bi ngay liggéeyee rek ça coûte plus de 50 000 francs nit ki nag nooy mën a yore loo xam ne moo ëpp sa salaire nga war ci def crédit yooyu yu demee noonu donc daal man loolu tamit bëggoon naa loolu vraiment nit ñi surtout nag ñi nga xam tamit dañuy aspirer bëgg a yore dëkk bi nañu wax parce que xam nga tey fii ici en France yenn candidats yi ñoom wax nañ seen bopp carrément ne SMIC bi am na ñoo xam dañ ne SMIC bi minimum c'est à 2000 euros mais pourquoi ñun tamit ñenn ñi mënuñu ñu ñemee wax ni que salaire yi minimum lii lay ci fekk tamit ñu am ci base bu leer ñu ko teg wante bon comme que tamit Sénégal la yàlla baal gars yi bëgg a yor réew mi ak ñu yor réew mi yëpp amuñu xam-xam wallaay accident moo leen fi teg du question loo xam ne li ñu mérite la accident rek mooy ñëw ñu nekk fi moo tax tamit manœuvre éternelle la ñuy def donc foog naa ni loolu mooy nekk problème bi beneen bi nag mooy Coupe d'Afrique bi man moom Sénégal moom wax dëgg yàlla njawar Sénégal mosul am loo xam ne dañ koy xëccoo wallaay Sénégal moom dañuy may rek mu ñëw buuxante jël wante loo xam ne affaire góor la affaire fighting suñu jàpp amuñu ko duñ ko mos a gagné te et puis man li ma gën a metti mooy suñu équipe yi da ngay gis dañuy am adversaire bi ñëw wala tey dam lay gagné ñu nangu da ngay xool final Coupe d'Afrique bi passé ñu nag Algérie ñëw première seconde mu dugal wan ni daf ñu gagné ñu on a accepté après ñu am ñàkk jom ñu gagné la ngay ñibbi di jubilé c'est que tamit gis nga ñàkk jom bi nga xam ne tamit nag nañ ma baal si kàddu gi parce que tamit tu ne peux pas que yow ñu gagné la ba pare ngay ñëw ngay jubilé loolu lu muy dugal si xale yi mooy que doylu mooy que garaawul quoi egg nañ final tu vois affaire bi du loolu affaire bi mooy que jël coupe bi soo ko mënul jël suñ la gagné nga lam sa bagage ndax nga ñibbi def profil bas wante ñu gagné la ngay ñëw ay président ñu leen di defal ay escorte di leen defal ay accueil loolu day tax ni que yow da ngay jàpp ni challenge bi dootul am yow daal l'essentiel que mooy que on t'applaudit rek léegi nag si on t'applaudit donc voilà yow am nga satisfaction mooy que gagné li nga xam ne moom nga sekk say morom maa ngi jégalu rek parce que kàddu gudd rek affaire bi fu xaw a guddi wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf sëñ Ahmadou. waaw Ndior. Joobu Jubba. na nga def waay ça va. sant yàlla mbaa yaa ngi si jàmm. waaw alhamdulilah. alhamdulilah rabbil alamin. ñu déglu la. waaw man day li ma xam Orange. benn seconde rek laay wax ci Orange li ma ci daan wax naa ko. parce que xam naa ne indépendance ak souveraineté. soxna ab sa garde la ligne. dama ne. Ahmadou. waaw allez-y. dama ne li ma daan wax ci li nga wax tout à l'heure ci Orange wax naa ci li ma daan wax li ma xam daal mooy. indépendance ak souveraineté. doo ko wuyoo da nga koy jëfe. c'est une volonté politique taxaw tem. wallaay ñëpp loolu daal laa gis foofu laa yem ci loolu. parce que mbir mi dafa tàkkarnaase. parce que sujet yi nga abordé dafa bari. waaw parce que man awma temps matériellement pour intervenir sur tous les sujets. mais noté ko ñu ngi koy xaar sa émission. voilà non parce que loolu mënu ma ko wax ci sama émission parce que kon sama émission day fausser affaire bi. parce que dama war a répondre du tic au tac. voilà léegi man très rapidement. damay sauter sujet yu bari damay sauter Mali. parce que Mali la fa nekk xam nga ko. wallaay affaire bi stratégie politique la. voilà ay Poutine ak yooyu parce que gis nañ li nga xam ne may xaw ci Syrie. bu dul woon ak Poutine àdduna tukki foofu laa yem ci loolu. léegi ma ñëw ci Sénégal wax nga ci agence de sécurité de proximité. waaw nee nga am na benn waay boo xam ne nee na la gàgganti ne finalement nekku 2014 2013 la loolu amul njariñ. li am njariñ daal mooy xam nañ ne ASP Macky Sall moo ko indi parce que li tax ma ne Macky Sall moo ko indi
parce que foofu laay commencer soo ma dégloo parce que utilisation Macky Sall daf ko utiliser contre l'opposition et tous les citoyens yi nga xam ne dañoo libre te mënuñoo exprimer démocratiquement seeni opinion loolu moo indi violence moom laa lay wax moom laa doon wax démb. Quant à Abdoulaye Wade nga ne effectivement calo bleu la c'est vrai mais Abdoulaye Wade l'a utilisé en tant que chef de l'opposition te marabout yi aussi dañ koy utiliser pourquoi il y a une différence parce que Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ci pouvoir bi officialisé wu ko Macky Sall daf ko officialisé deuxièmement xam nga yow umpule woo benn affaire umpule woo ne il importe à l'État d'assurer la sécurité de l'opposition et de tous les citoyens libres en France moom la ñuy def toute l'opposition buy def seeni manifestation c'est la police ou la gendarmerie ñoo leen di aar Sénégal nag opposition bi amuñu ko te kenn jox leen xaalis c'est ça la différence foofu laa yem ci loolu ci Omicron bi nag wax nga lépp parce que résumé nga lépp loolu awma lu ma ci teg li ma ciy teg rek mooy affaire bi toppandoo la affaire joué la parce que Institut Pasteur moo nekk ci Sénégal voilà moo fa nekk parce que Omicron bi delta yooyu yëpp dafa am face cachée parce que ñoom Institut Pasteur ñoo ciy gagné parce que dañ ciy engranger des milliards de francs CFA au profit de la France loolu mooy coow li wax nga ci effectivement 46e département Kër Massar maanaam mooy li nga xam ne Macky Sall def na ko te daf ko def par décret président décret politique la boo xam ne finalement daf koy taafantaloo rek parce que dafa am lu nekk ci biir parce que local yi rek moo taxoon alors qu'il avait toute la latitude mu def ko bu ñu ko falee ci suñuy études yi ci 2012 parce que liñ ci jublu mooy mu mën cee am 2 millions ñooñu parce que daggate ne Ndakaaru loolu lay nekk parce que bala ngaa def département da ngay am gis-gis assainissement dafa yor am infrastructure maanaam mu am des services annexes de l'État kon kooku finalement 46e départemental bu Kër Massar c'est une escroquerie manifeste qui n'en est pas une c'est ça la vérité et maanaam ci affaire LGBT yi nag man li ma ciy wax naa ci parce que lobby yi ñoo ko fi indi chef religieux yi effectivement wax nga li nga xam ne moom lañ war a def awma lenn lu ma ciy wax li ma ciy wax rek mooy maanaam chef religieux yi dañoo war a def maanaam cause commune waaw loolu lañu war a def parce que dëkk boo xam ne 95% de musulmans ñoo fa nekk maanaam li indi coow li lépp benn affaire rek moo ko indi muy la constitution moribonde ce que je veux dire par là c'est que l'État du Sénégal dafa décréter ne il est totalement laïque xam nga loolu mooy indi problème bi parce que moo tax ñoom it ñu topp ci loolu ba nga xam ne sunu Sénégal gi parce que boo seetloo histoire bu Sénégal maanaam tubaab yi maanaam les pays arabes ñemewuñ ko faa wax sax wala di ko jéem a wax ci ay assemblée nationale xalaatuñ ko kon ci Sénégal maanaam surtout bu fi Macky Sall nekkee léegi maanaam mbir mi hypocrisie politique la ci affaire LGBT yi parce que pourquoi assemblée nationale di rejeter d'un côté muy rejeter le projet de loi scélérate qui n'a pas sa raison d'être maanaam lobby yi ñoo ko fi indi te kooku c'est une atteinte à la liberté et à l'indépendance du Sénégal et à son assemblage parce que assemblée nationale bu ne c'est irrecevable ba pare affaire boobu di atterrir en fait à sa table mais kooku c'est une contradiction parce que mbir mi boo ko seetloo ko le pouvoir apocalyptique maanaam day jaar maanaam par derrière maanaam muy légaliser peu à peu li nga xam ne moom la ñuy wax des actes contre nature nga xam ne de l'autre côté le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak ki nga xam ne muy Antoine Diome maanaam interposé Macky Sall leen jox ay récépissé xam nga loolu finalement le problème du Sénégal il faut que ñu lijjanti suñu réew mi parce que problème bi mooy Sénégal maanaam ci loolu lañu nekk parce que dëkk boo xam ne amoo indépendance sa constitution moo ko ñu teg fa ay date mais loolu rek lay mën a demee
sunu maam yi nekkoon fi baax lool nekk ay jàmbaar chef religieux yi kenn du leen déglu nga xam ne ñu leen di sonal mais dëkk boobu ma ne tel pays tel citoyen point barre voilà. jërëjëf ma jox soxna Absa nu mu gën a gaawee rek baax maa ngi jéggalu. d'accord ma def taf ndax dama ñëwoon ci ASP yi nga doon wax sànq. waaw. xam nga Njawar sénégalais yi comme ni ñuy mel ñun suñu jikko d'habitude rek ASP yi ñoom ay yàlla yu ndaw lañu Sénégal de. waaw gis nga yaa ngi naan sànq li waral seen recrutement mais c'est pour faire plaisir à une certaine clientélisme politique. loolu rek moo waral existence u ASP yi mais du seenu jàng du seenu xereñte du dara. ASP yi ñi ngi Sénégal di toroxal sénégalais yi guddi ak bëccëg nag. la ilaha illallah. ma ñaata plainte la ASP am ci police Sénégal yi. ñu ngi jàpp xale yi di dóor di humilier te gendarme bi day taxaw ci wetam wala policier bi ñoo leen koy sant en fait. parce que kii gis li ngay def xam ne du yoon mu seetaan la te war la mën a tere c'est-à-dire que ànd na ci. jooy boobu ñuy jooy man duma leen yërëm yéene naa leen ko 50 000 yi ñu leen di fay. semer le terreur faiseur de malheur la ñuy jaay sénégalais yi ASP yi maa la wax lii Njawar. yàlla. loolu lañ nekke Sénégal pour gàttal. jaruñu yërëm man yërëmuma leen parce que humilier sénégalais yi toroxal leen rek lañ nekkee billaay Njawar. ndeysaan wax nga dëgg loolu lañ nekkee. seen waaw. seen 50 000 yooyu ñu leen di fay foog nañ ni ñoo nekk au-dessous de tout le monde. wallaay noonu la ñuy xalaatee. jërëjëf ASP yi. jërëjëf Absa. Njawar ma ñëw ci footballu Sénégal. gis nga Njawar. footballu Sénégal buñ ci jëleewul politique ak xonjam ak xon. duñ ko mës a gagné. wallaay. tous duñ ko mës a gagné yàlla nañu am ndam nag bëgg nañu coupe. bëgg nañu ndam mais liggéey la avant tout foog ñu liggéey ko parce que du ay bras daal Njawar maa ngi daaneel foofu. voilà jërëjëf xam naa damay ñëw yemale foofu waxtaan bi mais bala may couper damay wax Ahmadou Diop ne ko Ablaye Wade bi mu doonee président ci saasi la ñu insérer calon bleu yi ñu doon insérer leen dans la police li ma wax loolu du deñ parce que c'est un fait loolu du deñ bugguma nag bu ñuy def émission mu mel ni maag yow dañuy contradirante li ma wax c'est une réalité bu dul réalité du ma ko wax man politiciens yi aw ma ku ma ciy àndal damay wax li nga xam ne moom laa yaakaar lii Ablaye Wade def yépp loolu la Macky Sall di copier nekkuma fi di parce que Ablaye Wade nekkoon na fi nekkatu fi rek dama koy raay déedéet li mu def ak calon bleu yi loolu la Macky Sall def ak marron du feu loolu c'est clair. non Njawar waxuma loolu de. Amadou. non attends rek Njawar attends. parce que da nga ne ni ko Ablaye Wade defee dafa wuute te fekk la même chose la. non c'est que déggoo sama explication. voilà damaa wax benn affaire. waaw damaa wax lu leer. waaw dama bëgg nga déglu ma Njawar. déglu naa la. dama ne. calon bleu yi Abdoulaye Wade bi mu nekkee ci opposition bi la ko defee. non Macky Sall bi mu yoree marron du feu ci opposition bi la ko defee mais bi mu ñëwee ci pouvoir daf leen a insérer loo man fa sens boobu laa waxee. teel sa baaraam foofu acca demal. dama ne Abdoulaye Wade. que maanaam bi mu nekkee ci opposition bi la ko defee. dëgg la waaw. deuxièmement Macky Sall. dafa ñëw légaliser ko. non Amadou Diop loolu waxuma loolu dama lay laaj. calon bleu yi. bi xaaral rek Ahmadou Diop il faut ñu déggoo wante dama ne calon bleu yi bi ko Ablaye Wade amee bi mu duggee ci pouvoir bi inséré na leen ci police bi waaw wala déet. répondre ma rek. parce que li ma xam mooy. loolu nag mooy li am man ci loolu laa doon wax. ci loolu laa doon wax léegi tamit marron du feu yi Macky Sall ci opposition bi la ko créé bi mu nekkee ci pouvoir bi ñu inséré leen ñoom it ci biir police bi loolu c'est une réalité si sens boobu laa waxee. non xam nga lu tax. waaw man nga ñëw ma la. amul différence dama la bëgg a expliquer. waaw xam nga lu ma bëgg a expliquer. dama la bëgg a expliquer na la même bu fekkente ne bii ne Abdoulaye Wade def koo def en tant que chef d'opposition bi mu ñëw calon bleu yi mu dugal leen feneen Macky Sall ñëw utiliser ko
contre l'opposition. la même chose la Macky Sall def amul différence sunu vision mën na wuute mais loolu mooy réalité bi. non bàyyi ma wax ba pare. waaw damaa bëgg nga bàyyi ma wax ba pare. non wax nga ba pare te ci loolu maag yow jubóo nañu ci rek loolu laa bëggoon ñu leeral ko comme ça gars yi dégg ko amul différence. non mais Ndiawla c'est-à-dire que wax nga 50 minutes. waaw bàyyi ma wax tuuti nag. waaw mais li ma bëgg ñu leeral ko loolu la parce que chaque fois tamit loolu ngay wax nga 50 minutes wax nga 1 heure. soo ñëwee ma bokk ak yow ma jox la nga wax li ma bëgg a wax mooy li may wax. waxuma ko pour après ñuy ñëw ne dañuy défendre Abdoulaye Wade wala ne Macky Sall moo yées alors que c'est la même chose. non Ndiawla défendre mu Abdoulaye Wade. non tu défends Abdoulaye Wade nag Amadou Diop. soo bëggee dégg-dëgg tu défends Abdoulaye Wade. quand on parle de Karim Wade tu défends Karim Wade pour dire que Macky Sall est pire que Karim Wade et Abdoulaye Wade alors que ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu nekk. c'est ça la réalité. dama laa wax ci France dama daaneele ci France. c'est-à-dire que problème bi mooy. man dama def comparaison dama la bëgg a wax na la. saa yoo ma weddeetee ci mbirum Abdoulaye Wade ak Macky Sall rek. c'est comme ça que je vais réagir parce que faraluma ci kenn gënuma cee bañ kenn li sénégalais yi noté laay wax te li ma jàpp ci ñoom laay wax. Macky Sall n'est pas pire que Abdoulaye Wade ou Karim Wade. allez-y maa ngi lay bàyyi nga wax. sooy wax du ma la coupé. maa ngi lay bàyyi nga wax yaa may weddi. non dama la bëgg wax benn affaire man faraluma Abdoulaye Wade parce que dama terminé. non mais Ndiawar man c'est-à-dire que xam nga problème bi mooy doo ma déglu. non maa ngi lay déglu Amadou allez-y passé nañu loolu sax mais maa ngi lay déglu.